buuba maak yow yëpp sérieux ñu ndax li ngay rey ci propos Papis man mii xam naa ko. même si le sujet est très sérieux. macha allah mais Papis sax rendre compte ci affaire bi. allez Bouba à toi. j'ai pas voulu me déconcentrer. oui mais bi ngay lim la naan gisuma liiruma dégguma ci la nekk di rey man xam naa li muy rey allez Bouba à toi. bon dama dem sama coiffeur bi fekk ay nit yu bëri moo tax. nga indi sa kii. voilà moo tax ma indi sama. nga indi njàmpe bi sayu matt bi sama njàmpe bi. en fait. man du ma ci wax lu bëri parce que je ne pense pas que ma mun ci wax luñ ci waxul. oui lu ci nit ñi waxul fan yii yëpp. surtout si télé bi en tout cas borom xam-xam yëpp wax nañ ci angle bu nekk fànn bu nekk. donc peut-être lu ma si retenir rek en tout cas si fànn bi nga laajte mooy je pense que li ñu fi nekk chaque vendredi nii di kaas naan tali tubaab bi ñoo koy tabax. stade yi tubaab yi ñoo koy tabax léegi Sénégalais yi tabax nañu benn en tout cas tabax nañu financé nañu ba pare tabax benn jàkk bu mel ni jumaa bu mel ni Massalikul Jinaan lan lañ ci war a jàng pour man modèle boobu dañ ko war a tout simplement jël modèle boobu dañ ko war a jël rek suñu édifice yi ñu war a tabax yépp ñu jël leen ko jox leen ko parce que nit buy financer boppam di tabaxal boppam soo ko joxee alal ak pas-pas bi ñu àndal nii je pense que philosophie boobu suñ ko mënee extraire de projet Massalikul Jinaan bi indi ko si nit ñi loolu rek moom mooy beneen fànn buñ ci mën a wax ñun en tout cas en dehors de aspect yi fi nga xam ne Serigne Saliou wax na ko fi mooy comment nit ñi war a mën a am pas-pas bi ñu am ci Massalikul Jinaan bi en dehors de la religion ñu am ko si lépp lu ñuy def pour man mooy si suñu liggéey si suñuy tabax suñu réew yi ne man de am naa benn peuple boo xam ne ils sont capables de jël 20 milliards tabax ko ba pare maître d'œuvre bi mën a taxaw ci kanamu xalif général des Mourides di ko wax ni musuma cee lekk dërëm ba pare en plus de ça mu jël waxande xaalis 200 millions jox ko je pense que ça renvoie à quoi dafay renvoyer que en fait pas-pas boobu buñ ko amee buñ ko intégré si suñu nekkin suñu kenn mënuñoo téye mooy pour man loolu rek lañ ci war a jàng en dehors de li nga xam ne Serigne Saliou wax na ko mooy que comment le Sénégalais peut se réveiller et dire que bon tali bii jógee fii ba ci géej gi dañ koy tabax te au lieu ma koy jox chinois bi mu may abal xaalis ba pare di ma ko teq wala di jël sama ay ressources di ko yóbbu comment ñun dañu war a mën a defaral suñu bopp yenn mbir je pense que loolu lañ ci war a jàng sinon lépp li nga xam ne war nañ ko wax ci Massalikul Jinaan je pense que depuis une semaine amul lépp loo xam ne rendre hommage aussi à la dame ni nga koy waxee conductrice de travaux bi madame Tall relativement jeune mais moom conductrice c'est une dame. waaw mais moom loolu yëpp moom laa lay wax ni c'est-à-dire waaw ESP bii la génnee en plus mais loolu yëpp lu koy Marianne ou Mariama Seck Tall loolu yëpp SDH. mais lan moo koy loolu yëpp macha allah mais lan mooy motiver nit bi ba mu doxalee noonu je pense que en dehors de diine dañuy wax ne liggéey sax ci jaamu yàlla donc si ni ñu liggéey bu ñu ci amee pas-pas boobu je pense que loolu la ñu war a mën a jàng si li nga xam ne moom mooy Massalikul Jinaan. ale malal Massalikul indil ñu sa ziar. yes maa ngi ziar Massalikul Jinaan démb la dama doon laaj lan lay firi Pape Djibi Fall wax ma ko mooy les itinéraires du paradis. waaw mooy yoon yi nga xamante ne mooy ñuy jëmale ca àjjana. ça veut tout dire mooy symboliquement war nañu gën a taxawaat ci sunu ngëm. parce que Serigne Touba adunaam yëpp daf ko dédié prophète bi dédié ko yàlla sunu borom bind bàyyi fi ba pare jàngale ba pare xiirtal doomu aadama yi ci liggéey. li ma gën a intéressé en observant bi may xool depuis semaine bi yëpp ci affaire u Massalikul Jinaan j'ai vu l'évêque de Dakar qui est venu j'ai vu les différentes confréries affaire bi neex donc mu war a permettre muy consolider rek effectivement la cohésion sociale bi nga xamante ne moom moo fi nekk donc bu ñuy xool loolu c'est important mais beneen aspect aussi mooy
waa ji wax na ko léegi Serigne Saliou nee na naka la ñuy spirituel bi di dimbale di impacter ci social bi parce que spirituellement suñ dëgëree mu nekk dëggantaan si ñun forcément dafay am un retour social dafay am un retour social am un retour économique parce que le spirituel ce n'est rien d'autre que de l'éducation mooy defaraat sa bopp xool ni ngay dundee ci jamono xool ni ngay dundee ak say dëkkandoo xool ni ngay dundee ak sa société xool aussi pas-pas bi nga war a am pour sa réew lan la wone le principe de l'autofinancement mooy nous nous sommes engagés ci benn affaire ku ci nekk dugal ci sa dërëm à côté des grands noms yi nga xamante ne joxe nañu 7 milliards ñu leen di tudd am ñu joxe 2 milliards am ñu joxe 80 millions bëgg sax yenn saa yi ñu leen di tudd derrière aussi y a les Baye Fall yi nga xamante ne seen këll lañ yor di maajaal Baye Fall dëggantaan yi nga xamante ne ñemewuñu lekk dërëm ci li ñuy maajaal buñ ko maajaalee ba pare dañ koy yóbbu ci fi mu war a dem parce que en fait joxe nañ ndigal ni bëgg nañu defar lii nangam ci ay koppar lañ ci soxla sas bi nangam ak nangam la ñu jóg doxe ko loolu mu inspiré ma dara keroog maa ngi ciy waxtaan ak ay ndaw yu nekk suñu ko ñu ñëw ne ma dañuy safar mais ren dañu bëgg a jënd ngan di nag bëgg nañ sax daaw rey nañ ñaari nag dañu bëgg a rey yeneen juróomi nag ren man lan ban koñ ngeen dëkk ñu won ma koñ bi nit ñi koñ bi ay sën la am sën par exemple dañ fay tuur ndoxu potit butitu jën et cetera man leen safaroo leen da ngeen a war a safaroo effectivement defar ay puisard provisoire pour effectivement nit ñi mën fa tuur seen ndoxu potit parce que c'est comment adapter parce que c'est important fokk nit ñi jëm ci dimension yooyu parce que nit bu nekk da ngay méngale xeex bi ak sa jamono ba pare identifier qu'est-ce qui est prioritaire beneen affaire bi jar a saluer aussi mooy également wax ngeen ko mooy ban xalaat la ñi nga xamante ne lañ dénk Massalikul Jinaan am ban inspiration lañ am ba dénk ba jiital ci liggéey bi une jeune femme sénégalaise pour mu conduire les travaux mooy expertise locale bi am na fi fan la jàngee école polytechnique jiite na liggéey bi mu nekk liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la bu mucc ayib ba pare c'est un édifice bi nga xamante ne qui n'a rien à envier aux grands édifices yi nga xamante ne moom ngay gis Makka di ko gis France di ko gis feneen ak feneen donc jërëjëf man ma ciy jaar aussi di jaajëfal sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacké parce que ci loolu la ñuy wax nee na murit da ngay dogu nag du lenn lu dul la détermination boo dogoo loo yóotu mën nga cee jot tënk nga lépp malal alors Alla yow yàlla dafa def ngay taalibe murit yam ci débat bi yow tamit ban jàngat nga ci am